Kédougou xamuñ ci dara. amul benn président yi fi mas a jaar bu taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ànd ak ministre am bu yore wàllu mine ak énergie génn na leen seen or bu nekk Kédougou lii ngeen ci am, wala seen zircon bi lii ngeen ci am, seen contrat yi ñii lañ ko signé, mooy feeru Falémé beeg yeneen ak yeneen duñ ci am benn information. loolu lu ko gën a métti, loolu moo tax nag africains yi di subir la misère du monde. li gën a métti ci àdduna bi africains yi ñoo koy dund. am na ñoo xam ne bu ñu amee visa sax ñëw laa la wax de jaar ci avion bu ñu ñëwee fii la ñuy gën a sonnee laataa ñuy am ay papier ñu leen di rejeter à chaque fois. te ñi leen di rejeter ñooy dem après seen dëkk di piller seen ay ressources di ko indi. ils sont pas capables sax de défendre leurs fils yu nekk dans la diaspora. bu ñu jàkkaaroog présidents yi occidentaux yi wax ak ñoom dëgg na leen jàppale leen suñu doom yi pour faciliter leen ay affaire papier, pour faciliter seen ay conditions yu ñuy nekkee ci réew mi. jamais. loolu lu ko waral mooy faiblesse, ñàkk fayda. dañoo am ay njiit yoo xamante ni tekkiwuñ dara, ay suq lañ, ay larbin lañ. loolu moo tax seen doom yi sonn ci biti. moo tax tey ma doon rendre hommage suñu xale yi nga xamante ñoom ñooy jël gaal di ñëw Europe. am ñoo xamante ni des nañ ci biir ndox mi, am ñoo xamante ni yegsi nañ nekk ci mbedd mi di fanaan. tey jii boo demee Paris am na ay bidonville yu nekk ci biir Paris. immigré yi, migrants yi, réfugiés yi ñoom ngay gis ñu nekk ci mbedd mi di fa fanaan. tous des africains wala boog lu ci ëpp. waaye fu ñu dëkk suñu defoon une bonne politique des emplois de la jeunesse wala de l'emploi de la jeunesse ku noonu dinañ mën a toog foofu noonu liggéey fa. ndax dara gënul neex fi nga dëkk nga amee fa xëy, soo jàngee ba am ay diplôme am liggéey facilement. soo nanguwul jàng ñu créer ay école de métier digne de ce nom, nga choisir métier bi nga bëgg nga def ko. boo génnee ubbi sa atelier, état bi accompagner la, utal la ay financement, nga mën a demal sa bopp. réew yi dem yépp loolu moo tax doo gis mukk seen doom yi nekk ci àll bi di taxawaalu, ñu leen di bund xataal, di leen toroxal. loolu moo am Sénégal, loolu moo am ci yeneen dëkk Afrique yi. waaye comme Sénégal lañ gën a maîtriser, ci Sénégal la ñuy wax. 1960 lañ am indépendance ba léegi sama gars yi. réew mi di gën a dellu ginnaaw. bientôt en avril ñu fête 60 ans d'indépendance. jusqu'à présent rien ne marche. ñun ñu am ñeenti président, suñu 4e président bi nii ñëw tas suñu yaakaar. 60 ans yoo xamante ni dañoo rétrogradé. 60 ans yoo xamante ni dañoo gën a dellu ginnaaw waaye avancé wuñu. tey la Sénégal gën a bon, tey la Sénégalais yi gën a ñàkk, tey la Sénégalais yi gën a sonn, tey la Sénégal gën a salté. moo tax à un moment donné ñun dañoo war a taxaw xoolaat suñu bopp xam ne sax est-ce que affaire bi ci njiit yi sax lañuy wékk affaire bi yëpp ne ñoom la. parce que tamit nit ku nekk ni nga bëgg ñu diriger la, ni nga bëgg ñu jiite la, noonu rek lañu lay jiitee. ils sont fautifs, nos dirigeants, ils sont des voyous, mais ñun ñoo leen may lu tax ñoom ñu yoree ñu nii façon bii nii. ñoo leen ko may parce que nit ki loo bëggul kenn du la ko teg, loo nanguwul kenn du la ko teg. mais ñun nous sommes un peuple passif. passivité boobu nag moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite bu ñu ñëwee ci loolu la ñuy abusé wu di def lu leen neex. lan la ñuy def mooy pàccoo réew mi. affaire yi gaal yi ma doon wax nii léegi da ngeen a mas a dégg benn doomi ministre bu ci bokk. da ngeen a dégg doomi député bu ci bokk. da ngeen dégg doomi maire bu ci bokk. doomi directeur général bu ci bokk. est-ce que di nga ci dégg sax benn doomi politicien. kon li ëpp ci politiciens yi Sénégal yi depuis 1960 ba léegi ñoom ñoo nekk di tourner autour du pot, di relever wante ku pare jox sa morom mu toog di toroxal sénégalais yi. léegi nag tey ñu ne dañuy def dialogue national. ñan ñooy dialogue mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon
temps yi Senghor Abdou Diouf ñëw ñu ànd ak moom Abdoulaye Wade ñëw ñu ànd ak moom Macky Sall ñëw ñu ànd ak moom am na ñoo xamante ni dañ doon wax ne ay opposants lañ mais duñu ay opposants dañ doon sóob parce que ñu ci ëpp tey ñu ngi ci dialogue ba nee nañ tey dañuy dialoguer lan la ñuy dialoguer lan moo xew Sénégal ba ñuy dialoguer ban situation moo xew Sénégal boo xamante ni dafa laaj dialogue Sénégal lan moo fa xew ba laaj dialogue ñi nga xamante ni ñoom lañ doon wax ay soi-disant opposants ñu ci ëpp ba mu des Ousmane Sonko ak waa PDS waaw bon PDS sax am na dafa toj am na ñoo xamante ni bon def nañ courant dem nañ mais Ablaye Wade mi nga xamante ni moom mooy le pape du soppi nekk secrétaire général du parti démocratique sénégalais moom nanguwul dem. léegi nag ñi nga xamante ni ñoom yoroon saaga Macky Sall depuis 2012 ba léegi yore rajo yi ak télé yi di critiquer di wax Macky Sall di def di n'importe quoi lépp lu mu leen bëggoon a def mu def leen ko ñoom ñoo dem tey autour d'une table ne léegi dañuy dialoguer lan la ñuy dialoguer lan moo xew Sénégal lu ñu war a dialoguer Ousmane Sonko tamit bokkul ci dialogue bi voilà loolu xam nañ ko moom warul sax participer ci dialogue bi parce que du genre nit bokk parce que lim ñu wan ñun xam nañ ne warul sax bokk ci dialogue te bu bokkoon ci dialogue bi dina perte lu bari te xam nañ ne loolu du ko def. léegi ñi nga xamante ni Macky Sall bi mu fi nekkee 2012 ba 2019 di def lu ko neex bi mu bëggee tëj Khalifa Sall mu tëj ko mu jël suñu ay carte d'identité daf ci 52 milliards jotuñ suñu ay carte d'identité daf ñu ay orphelins nous sommes devenus tous des orphelins comme ni koy Omar Faye leeral askan wi di waxee. carte d'identité amul suñu turu papa amul suñu turu yaay ñu dem ba mu neex ko mu jàpp Karim Wade exilé ko génnee ko dëkk bi kooku moom moo teg parrainage forcé ko nit ñi donte parrainage su fekkoon encadré nañ ko ba pare bañ ci def ndànk bañ ci yàkkamti lu baax la mais moom jubluwu ci pour rationaliser parti yi parce que dafa woon dafay rationaliser parti yi waaye jubluwu ci loolu lu mu si jublu woon mooy pour gagner élection yi au premier tour force ñu ko jàllale ko par force voté ko jaay nit ñi doole. Guy Marius Sagna et compagnie, ce grand patriote que je rends hommage toujours, je ne cesserai jamais de lui rendre hommage. Guy Marius Sagna, un grand patriote, une grande référence. am droit constitution bi may ko na ko da ngaa war a marche mu ànd ak ñoom docteur Babacar Diop dem ba ci buntu palais ba taxaw ñu jàpp leen tëj leen jaay leen doole tëj ko ci kaso gi ba léegi bàyyi ko fa. étudiants yi teg pression ak professeurs yi syndicat jàngalekat yi teg pression état bi ñu reculer bàyyi Babacar Diop. Guy Marius Sagna mel ni moom mooy ki nga xamante ni mooy kumba amul ndey ñu bàyyi ko fa te waxul dara deful dara lu ñaaw lu dul défendre peuple am moo tax ñu jàpp ko tëj ko kaso ci lu nekkul dara ci lu nekkul dëgg jaay ko doole ak yeneen di interdire ay marche di wax ne place de l'Indépendance kenn amul droit marché fa kooku nag tey moo toog def lu ko neex yëpp oo ay nit foowee leen ba mu neex leen kall leen ba mu neex leen ñoom ñu ñàkk fayda mel ni ñoo xam ne dañoo yàkkamti woon ñu woo leen ñu yagar-yagari di dem palais naan dañuy dem di dialoguer lan la ñuy dialoguer ak kan la ñuy dialoguer koo xamante ni bàyyi ngeen ko mu def lu ko neex roof leen xaw ma nu ñu koy waxee roof leen galgal mboot leen téq leen plaqué leen ngeen daanu yéen ñëpp seen jëy takk suuf mu jël élection yi sàcc ko def ci lu ko neex mook ministre de l'intérieur am ak ñi mu àndal léegi nag ñu toog ba moment bi ñu ne dañuy dialoguer lan la ñuy dialoguer moo tax bu ma gisee ay Mamadou Diop Decroix di nuyu Macky Sall photo bi man dafa ma choqué quoi ça m'a choqué cette photo là di nuyu Macky Sall mel ni kuy nuyu yónnant bi laa la wax nii mel ni ku yàkkamti woon ñu oo leen ci palais ba kon ñoom ñëpp a yem ils sont pareils ñun instant bi benn opposant lañ fi am mooy Ousmane Sonko bu eboo ñu jàpp ci moom xam ne mooy suñu opposant Ousmane Sonko moo fi yaakaar moom rek moo fiy def rôle opposant moom rek moo fi def rôle opposant parce que à chaque fois mooy génn def ay sorties médiatiques di wax di conscientiser di sensibiliser di ñuy leeralal suñu alal zircon bi fer de Falémé pétrole gaz bind ci ay livres di ñuy édifier à chaque fois parce que xam na ne gars yi ñu ngi ñuy nelawal
kooku mooy le seul opposant du Sénégal actuellement ñu bañ ko ak ñu nangu ko yëpp loolu moom mooy dëgg parce que rôle opposant mooy li Ousmane Sonko di def ku mu neex ak ku mu naqar yëpp nag Ousmane Sonko est le seul opposant du Sénégal actuellement. léegi fu mu nekk ni ñu nekk ci palais bi na ñoom ñooy dialogué dégg naa dañ leen di jox per diem chaque jour léegi ba tey ñoom ñu ngi séddoo nguur gi ñoom ñu toogoon di saaga Macky Sall di ko xas di ko critiquer ci gestion yam lan lañ bëggoon ku leen oo ci palais ba dem nañ ci palais ba lan la ñuy négocier ay poste fu mu nekk nii bu dialogue bi jeexee kuñ ci jox poste nga jël di nga dégg ñu bëri ñoo xamante ni après nommé nañ leen ay ministre wala ñu nommé leen ay directeurs généraux su ko defee nag luñ ñuy tuuree leen dem di ñuy jéem a nax mooy gouvernement d'union nationale foog nga ne loolu lu jaadu la ñun am nañ ay yeneen priorité yu dul toog naan dañuy dialoguer lan la ñuy dialoguer est-ce que ku bëgg dialoguer dina jalgati ay charte est-ce que ku bëgg dialoguer dinañ bëgg marche mu aaye ñu ko est-ce que ku bëgg dialoguer dina jël Guy Marius Sagna jàpp ko jaay ko doole tëj ko ci kaso gi